asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki sénégalais mbokki immigrantes yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jégalu aussi bu baax ci di jégalu ñëpp ñi nga xam ne dañuy woote léeg-léeg wala ñuy yónnee ay message wala ay audio te duñu leen mën a tontu parfois sax dañuy am difficulté dañoo am ay jafe-jafe ci di ko déglu wala ñu koy lire waxuma la ak di ko répondre donc yooyu yëpp ñu ngi leen ci jégalu bu baax a baax di leen xamal ne du suñu coobare waaye ñàkk jot la ak yitte yu bari ak ñàkk moom suñu bopp donc képp koo xam ne yaa ngi bind léeg-léeg wala ngay oote parfois duñu la tontu wala bokk duñu déglu sa audio wala sa message ñi ngi lay jégalu bu baax a baax a baax a baax di ko tuub di xamle ne du suñu coobare la du suñu coobare. Donc ñi ngi fas yéene def waxtaan woo xam ne danañu ko jéem a yaatal tuuti ci ay détails mu jëm ci wàllu extranjería jëm ci wàllu kayit yi comme ni ñu ko bindee ci titre bi rek maanaam diferentes formas de conseguir el permiso de residencia y trabajo en España ak wax aussi ci tipos de autorizaciones yi ban xeetu résidence moo am wax itam ci wàllu rénovation ak quelques informations yoo xam ne danañu ko jéem a joxe mu jëm xaj na ci wàllu nationalité espagnole bi surtout donc waxtaan wi foofu lañ koy tënk defoon nañ ci ay leeral yàgg na xaj na war na toll ci ay weer ay ñett wala ñeenti weer ci yoon yi nga xam ne mooy yoon yi gën a gaaw pour nit mën caa sukkandiku ba am kayitu Espagne li ñuy jëkk a leeral rek mooy pour ñëpp comprendre ko mooy kayitu Espagne li ñuy tuddee permiso de residencia du loo xam ne kenn mën na koo may kenn wala kenn mën na koo utal kenn wala kenn mën na ko lijjantil kenn donc d'abord il faut ñu xam loolu maanaam kayit moom ki koy joxe wala ki koy maye mooy autorité bi mooy nguur gi. xaj na nit nag mën na la wax wala mu teg la ci yoon boo xam ne boo ca jaaree loolu mën na la yomb donc loolu mooy li ñuy jiital ci waxtaan wi dafa am ñaari xeeti këyit maanaam ñaari xeeti këyit mooy yi gën a siiw donte ne bari na façon këyit yi mais ñaar yi gën a siiw daal ñaar yi gën a siiw ci ay këyit mooy li ñuy tuddee këyitu temporal mooy permiso temporal ak li ñuy tuddee permanente wala boog larga duración ñaari xeet yooyu bépp këyit boo xam ne maanaam lépp lu ñuy tuddee permiso de residencia temporal mooy boo xam ne ëpp na ñetti weer te matagul juróomi at maanaam bépp xeetu këyit bu ñuy jox nit rek boo xam ne durée bi muy am romb na ñetti weer te yeggul ci juróomi at loolu permiso temporal lañ koy tuddee. bépp këyit boo xam ne nag dafa mat juróomi at wala mu ëpp ko boobu permanente wala boog larga duration la ñu koy tuddee xañ na danañ ci génne rek exception lu ci mel ne tarjeta comunitaria bi nga xam ne bu 5 ans bi la boobu donte ne 5 ans la moom temporal la ñu koy jàppee muy bu njëkk bi mais li ñuy tuddee permiso de residencia y trabajo wala autorización de residencia y trabajo ñaari xeet la muy bi nga xam ne temporal la ak bi nga xam ne permanente la léegi façon wu këyit yi am nag dañ ciy jukki bari na maanaam bari na ay xeeti këyit yoo xam ne nguur gi dañu koy joxe muy li ñuy tuddee carte séjour bari na ay façon danañ ciy jukki ñetti ñeent wala ba juróom am na li ñuy tuddee maa ngi jéggulu am na li ñuy tuddee xaj na loolu sax moo gën a siiw ci immigré yi muy permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales por arraigo social boobu mooy bi gën a siiw mooy bi nga xam ne nit ki dañu koy wax ne bu fekkee mën na démontrer ay preuve yu wane ne am na ci dëkk bi ñetti at mu am itam benn oferta de trabajo li ñuy tuddee contrato de trabajo ak ya muy àndal mën na demander kayit googu am na li ñuy tuddee maanaam residencia non lucrativa
boobu xaj na danañ ci indi ay leeral ndax bari nañu koy laaj. am na li ñuy tuddee aussi permiso por arraigo laboral, am na arraigo familiar. Donc yooyu yëpp ay xeeti këyit la yoo xam ne nguur gi dana koy jox ñi nga xam ne amuñu këyit te wàccoonte ak charte yi nga xam ne dañu wax ne ku ci jaar kat wala boog condition wala requisitos yi nga xam ne képp ku ko matal ñu jox la këyit boobu. biñ ci jëkke mooy bi ñuy tuddee residencia non lucrativa, mooy këyit la boo xam ne carte de séjour lay doon, maanaam permiso de residencia la. waaye boobu bu ñu ko waxee rek en général li ko tax a jóg mooy ki nga xam ne dafa nekk biti réew, maanaam dafa nekk am réewam. muy tey ki nga xam ne dafa nekk Sénégal bëgg a voyage yi ñëw Espagne, bëgg itam ñëw ci ñëwin woo xam ne bu ñëwee dafay am këyit. waaye itam li muy wax bu fiy ñëw wala boog li muy lay bu fiy ñëw pour am visa bi wala ak këyit bi mooy dafay wax ne bu ñëwee ci dëkk bi kat du def benn activité boo xam ne daf koy jural xaalis. loolu mooy residencia non lucrativa, maanaam bu ñëwee daal amul benn activité boo xam ne dina ko mëne ci wàllu utum xaalis, kon ñëwul pour liggéey si. xeet biñ ci waxtaane mooy ki nga xam ne par exemple tey dafa nekk Sénégal wala mu nekk réewam bëgg a ñëwee noonu, bëgg itam xeetu këyit googu. kooku li ëpp solo ci li mu war a am wala ci li ñu koy laaj ngir lim bëgg mu man ko am mooy medios económicos, mooy mu am benn am boo xam ne dafay accréditar, c'est-à-dire dafay démontrer ne kat moom bu ñëwee ci dëkk bi du sukkandiku ci ndimbal yi, maanaam du nekk daal à cargo del Estado, c'est-à-dire du sukkandiku ci ndimbal yi nga xam ne servicios sociales yi dañ koy joxe wala muy dépendre ci état bi wala muy sonal nit ñi. kon kooku bu ñëwee li ñu koy laaj pour may ko visa bi ak it këyit yi nga xam ne danaa tax bu ne cëpp Espagne mu am këyit mooy medios económicos, maanaam mu wone am xaalis boo xam ne dana doy sëkk ci ne kii kër bu ñëwee ci réew mi dana mën a yor boppam. looloo ci jëkk. loolu nag li nga xam ne moom la ñu tënk ci li ley de extranjería tënk mooy 400% wu IPREM bi, maanaam renta minima li nga xam ne jàpp nañu ne nit ku nekk lu mu nee ne war nga ko am pour mën a dund ci 2018 bi 537 la yàlla ko loolu 400% am, c'est-à-dire IPREM bi boo ko multiplier par 4 ba muy 12 mois, ba muy 12 meses, kooku war na wone lu toll noonu ci am pour ñu man ko may loolu. loolu nag bu ñu ko calculer IPREM bi 537 la, loolu boo ko multiplier par 4 dafa lay jox 2000 et quelque. donc bu ñu ko multiplier par 12 lépp dafay toll ci 25 816, presque 27 000 euros. loolu bu ñu ko calculer ci CFA par exemple dafay egg wala dafay jege boog 17 millions. kon képp koo xam ne da nga nekk par exemple Sénégal, parce que ñiy oote di laaj te ñi ci ëpp fa lañ nekk, bëgg a ñëw Espagne, ñëw ci anam goo xam ne itam visa bi ñu lay may dafay ànd ak boo ne cëpp ci dëkk bi nga mën a am këyit goo xam ne li ñuy tuddee permiso temporal lay doon. li jëkk wala li ëpp solo ci li nga war a am mooy medios económicos yi ni ñu ko tënkee nag wala fi ko loi bi tënk mooy 400% wu IPREM bi. IPREM bi weer bu nekk ci 2018 bi ñu ko mujjee actualisé 537,84 euros la. donc loolu bu ñu ko multiplier par 4 muy 400% yi nga multiplier ko par 12, parce que permiso bi ñu lay jox duration bi 12 meses lay doon. donc loolu mooy li ci ëpp solo. kon kooku li muy wone ne am na ko ci koppar ci wàllu xaalis lu mu néew war na mat 25 816,32 euros. loolu bu ñu ko xaymaa daanaka ci wàllu CFA 17 millions lay doon wala yu manqué as lëf. looloo ci jiitu. la ca topp mooy li ñuy tuddee seguro médico, maanaam mooy assurance médicale. am na ñoo xam ne nag dañuy jàpp ne bu ñu amee bu international bi baax na déedéet da ngay contratar bu Espagne boo xam ne Espagne la nekk. donc assurance médicale bi nga xam ne moom la ñuy soxla mooy bu Espagne.
boobu moo gën a wóor. lu may loolu yi gars yi présenté la plupart dañ koy dénégar dañ koy rejeté. donc ñaar yooyu daal mooy yi gën a fondamental ci ki nga xam ne dafa bëgg li ñuy tuddee permission de résidence non lucrative boobu pour am visa bi ak bu ñëwee am kayit loolu ñaar yooyu mooy li ci ëpp solo. am na itam lu am solo loo xam ne lu jara bàyyi xel la mooy ki nga xam ne par exemple dafa bëgg loolu te masoon a nekk ci dëkk bi masoon a nekk Espagne bokkoon ci ñi nga xam ne am na ay xeeti li ñuy tuddee ay retorno volontario wala ay retorno productivo yooyu xeet yooyu nga xam ne bu ñu lay jox xaalis pour nga ñibbi sa dëkk dangay wax ne bokk na ci li ngay signé mooy fii ak nangami at du ma fi ñëwaat fii ak ñetti at wala juróomi at du ma ñëwaat ci dëkk bi. donc kooku itam war na fexe ba situation du demee noonu ndax bu fekkee dafa am da nga masoon nekk ci dëkk bi am ndimbal loo xam ne organisation yi yore loolu dimbali woon nañ la ko ci xeeti retorno yi am bari na jàppal ne app ba nga xam ne moom la ñu waxoon ne tant que matul doo ñëwaat ci réew mi su fekkee yaa ngi ci biir app boobu itam bu fekkee demandé nga dañuy dénégar visado bi donc loolu du sotti. bokk na itam ci li nga war a bàyyi xel mooy casier judiciaire boo xam ne bu set la loolu moom yaakaar naa ñëpp xam nañu ko. donc à part loolu xaj na li ñu lay laaj mooy certificat médical buy wane ne kat amuloo jàngoro joo xam ne boo ñëwee di nga ko wàll waa dëkk bi yooyu rek lañu lay laaj ak sa passeport jeex na daanaka mooy li ci ëpp solo mais ñaar yi nga xam ne daal moo ci gën a fondamental mooy say moyens économiques ak assurance médicale bi donc ñaar yooyu en général ñi niy dénégar ñëpp ci xeetu kii boobu ci ñaar yooyu la ñuy sukkandiku kon ñaar yooyu mooy li ci ëpp solo. donc visa bi nag bokk na itam ci li mat a xam mooy jour bi nga xamante ne yónnee nañu la lettre wala kayit wala ñu oola waa officina consulaire bi wax la ne la kat accordé nañ visa bi jàppal ne balaa mat mes balaa mat benn weer war nga présenté wu pour jël sa visa. li règlement yi wala loi yi wax mooy suñu la yëgalee ni kat wala ñu yónnee la ci moyen bu mën a doon ne la accordé nañ visa bi. soo toogee lu ëpp weer te de présenté wu pour jël ko dañuy jàpp ne da nga renoncer da nga renoncer ci visado bi ci des itam mooy saa yoo jotee ci visado bi na nga farlu ba balaa ñetti weer yi nga xam ne moom la visado bi di am nga dugg si ci dëkk bi maanaam nga voyager donc loolu itam lu mat a bàyyi xel la. xeetu résidencia boobu nag temporal lay doon comme ni ñu ko waxee résidencia temporal li ci ëpp bu ñu lay jëkk a jox en général benn at lay doon. boo demee ba koy renouveler itam xaj na affaire rénovation yi danañ ci ñëwaat mais li ëpp solo ci liñ doon leeral rek ci permiso boobu xeetu permiso bi nga xam ne ki koy sollicitar dafay wax ne ñëwul pour di liggéey wala pour di ut xaalis daal noonu lay demee kooku nag bu ñëwee rek dañ koy jox kayit non seulement du yem ci am visado ñëw mais bu ñëwee dafay am kayit goo xam ne dina ko permettre mu mën a dund légalement ci dëkk bi. ki nga xam ne itam dafay ñaan visado boobu pour am li ñuy tuddee residencia non lucrativa su fekkee dafay ànd ak njabootam itam na bàyyi xel ci ne moyen économique yi ñu ko laaj noonu lañ koy laajee yeneen itam pour njabootam gi muy àndal moo xam doomam la wala soxnaam la wala koo xam ne daal ci moom nga ajum wala bëgg a àndaale bu boobaa bu fekkee dafay ànd ak soxnaam na jàpp ne dinañ ko laaj leneen xaj na du toll ne liñ ko laajoon mais dans ce cas là 100% wu IPREM bi lañ koy laaj maanaam 100% wu IPREM bi bu ñu ko calculer da ngay calculer rek 537 yi multiplier ko par 12 donc loolu bu ñu ko xaymaa ci CFA dafay toll ci 4 millions 200 et quelques 4 millions 4 millions 230 mille donc loolu daf koy dolli ci 17 millions yi nga xam ne moom mooy li ñu ko wax ne lu mu néew ne di nga ko présenté pour ñu mën la may visa bi ngay xam ne mooy tax boo demee Espagne ñu mën laa jox këyit donc ci tënk loolu lañ doon tënk ci loolu xaj na bu ñu egsee ci wàllu rénovation bi bu ñu ko temps bi permettre dinañu leeral ki nga xam ne dafa am permiso non lucrativa boobu bu koy renouveler ci ban yoon lay jaar ak lan lañ koy laaj. buñ jógee ci loolu am na li ñuy wax ba léegi ñu ngi ci xeeti permiso yi nga xam ne temporal lañ ko tuddee maanaam permiso temporal bi nga xam ne arrego social la
boobu moom ñi ëpp ci étranger yi xam nañu ko bu baax parce que mooy yoon bi nga xam ne ci la ñuy jaar pour am kayit boobu yàgg nañ ci def ay waxtaan xeetu résidence la boo xam ne moom it temporal lay doon benn at lay doon su fekkee jox nañ la kayit gi moom li ñu lay laaj li ci ëpp solo mooy nga accréditar c'est-à-dire nga wone ne kat dëkk nga ci dëkk bi ñetti at yoo xam ne génnuloo fi ñetti at yi daal biir ñetti at yëpp yaa ngi Espagne donte ne am na ay pexe yoo xam ne xëy na am na ñu koy def ñoom dañu nekk Espagne ab diir génn fi dem ci beneen dëkk Italie wala France wala faneen ñëwaat te bu ñu demee ba war ko dugal xëy na danañu fexe ba loolu gàllankoor du ci amit loolu ay pexe la yoo xam ne ñun duñ ci dugg mais li ñuy leeral daal mooy li loi bi tëral mooy xeet boobu ku ci bëgg a amee kayit lu mu néew néew di nga fa am ñetti at yoo xam ne di nga ko mën a firndeel ci ay preuve yi itam bi ci gën a wóor mooy empadronamento donte ne am na yeneen xeeti preuve yoo xam ne itam boo ko amee mën naa valable baneen ba ca des mooy contrato de trabajo maanaam oferta de trabajo boo xam ne ñaari xeet lay doon na nekk duration bi na nekk indefinido wala mu nekk un año ñaar yooyu boo ci am baax na contrat yi yàgg nañu ñëw ci wàllu contrat ban façon contrat moo baax pour dugal kayit yaakaar naa ne waxtaan yi nga xam ne jiitu na ku ci dellu di nga comprendre bu baax xeeti contrat yi ak kan moo war a mën a defaral nit contrat boo xam ne bu ko dugalee dana ci am kayit dana génn donc loolu du jar yaakaar naa ñu koy répété waat parce que yàgg nañ ci def ay waxtaan li am solo rek mooy ñu bàyyi xel ci yoon yi ñuy jaar ñaare pour ut contrato ndax ki amul kayit xaj na lu ñu ko wax rek ne ko boo ko defee wala boo ci jaaree wala boo ko dajee wala boo ko joxee di nga mën a am kayit moom kayit daf ko koy jaral waaye itam nañ ciy tey di bàyyi xel itam yoon yi nga xam ne moom la loi bi tëral ñu ciy bàyyi xel bu baax ndax bari na jëflante yoo xam ne ñu ngi koy jëflante ak ay nit di ci uti contrat di ci yaakaar kayit te ñaare fa muy mujj ay coono lay doon wala ay naxe wala ay yéeg ak a wàcc te yooyu yàgg nañu wax ne ku ci joxe sa xaalis itam bu ñu ko lekkee da ngay ñàkk parce que mënoo dem fenn dama doon jënd contrat yow mi wax loolu rek déjà yoon jàpp na la kii dafa ma doon jaay contrat xaj na su fekkee wane nga preuve yi moom dana am jafe-jafe waaye yow mi dem déclarer ne que contrat oferta de trabajo da nga ko doon ut ngir mën ci am kayit donc yow rek yoon teg na la loxo déjà kon conséquences yi mën a jur ci ñaar ñi ko seq rawatina ki nga xam ne sax moom amagul kayit ba pare def loolu xaj na mën na laa jural sax nga doxe fi doo amati kayit wala ay jafe-jafe ci wàllu yoon yoo xam ne du ko jar waxuñu nag ne bu kenn joxe xaalis wala bu kenn kii waaye daal lu jaratee la parce que loolu loi bi contemplaru ko maanaam loi bi loi loolu xajul sax ci xelu ñi nga xam ne ñoo yor loolu parce que oferta de trabajo mooy nit ki dafa yor kët impressam wala këram bu dee hogar yi la wala beneen xeet jël la defaral la kayit buy wane ne kat yow daf lay jox liggéey boo xam ne dina mat 1 an su fekkee sa kayit génn accordé nañ ko donc loolu nag su fekkee laneen daf ci feeñ loo xam ne dëppawul ak yoon wàllu mbuxum la wala wàllu ger la wala wàllu ay neexle wala yu demee noonu la mën a jur yaakaar naa ne lu jara moytu la donc lu jara tee la kon arrêt social bi mooy loolu dañuy leeral façon kayit yi wala xeeti yoon yi nga xam ne nit mën na ci jaar ba am kayit donc benn bu ci nekk nag xañ na leeraloon nañ ko mais danañ ci dikkaat ci bu matalee loolu nag nan lay def ak yan kayit lay yóbbu am na beneen boo xam ne ci xeeti kayit yi nga xam ne dafay dugg ci li ñuy tuddee residencia temporal mooy li ñuy tuddee arraigo laboral nag xaj na lu jara teye la tamit moom du ñu la wax ñetti at mais li loi bi wax mooy ki nga xam ne dafa nekk Espagne ñaari at yoo xam ne génnul dëkk bi mu man ko accréditar mu mën a firndeel ñaari at yooyu ci empadronnement wala beneen xeetu preuve bu mu am fu mu doon liggéeyee foo xam ne daf doon liggéey maanaam trabajo negro la wala trabajo en B wala muy liggéey daal de façon illégale c'est-à-dire dafay liggéey waaye liggéeyewul kayit am na patron bu ko jël di ko liggéeyloo du ko fay ci nomina parce que amul benn kayit bu ñu ko mën a
faye muy jaar ci ay banque ak yooyu donc ñi ngi koy liggéeyloo di ko fay te ki koy liggéeyloo xam na ni kii amul kayit donc exploitation am na foofu kooku nag li yoon bi wax mooy su fekkee am na ñaari at ci dëkk bi ci réew mi barab ba muy liggéey itam mu liggéey fa lu toll ak juróom-benn weer lu mu néew néew te man cee wone ay firnde kooku yoon daf koy may kayit maanaam yoon daf koy jox kayit donc loolu kooku araygo boobu mooy bi nga xam ne moom ki ciy dugalee kayit du soxlawoo contrat kooku soxlawul muy am oferta de travail boo xam ne daf koy présenter comme ni nga xam ne ki nga xam ne daf doon dugal kayit ci arraigo social noonu lay soxlaa oferta de travail noonu lay soxlaa contrato de travail moom bu dee mooma li ñu koy laaj rek mooy na indi nag ay firnde loolu lu jar a bàyyi xel la na indi ay preuve yu wane ne kat doon na liggéey ci barab sàngam te daaw fa liggéeyee kayit preuve yooyu itam lu jar a xam la wala boog ki nga xam ne par exemple dafa bëgg kayit te bëgg ko jaare ci biyaa boobu na xam yan xeetu preuve mooy valable bi ci jëkk mooy résolution judiciaire loolu pour mu am nag mooy da ngay dem ci yoon wala sa avocat wala sa gestor wala koo xam ne daal spécialiste la in la matière moom mu dénonciaral la wala yow nga dénonciar ci xusgaaro bi ne kat nit sàngam wala barab sàngam dama fay liggéeyee te awma contrat dañ may exploité loolu ñi yëngu ci loolu xam nañ ni ñu koy defee bu baax donc bu sentencia génne boo xam ne mooy firndeel loolu preuve la boo xam ne dana la doy yow pour nga sukkandiku ci boole ko ak yeneen kayit yi kuy dugal kayit di am pour dugalee ci ñu jox la sa kayit am na itam ci preuve yi li ñuy tuddee acta de conciliation mooy barab yi nga xam ne services yi nga xam ne ci communauté autonome yi ñoom loolu mooy seen yitte nga xam ne ñaar ñi muy empleado bi ak empleador bi ñoom ñaar ñépp dañuy am ak déggoo ci ne kat seqoon nañ nangam loolu mu nekk ci ay kayit yoo xam ne yoon daf koy dëggal loolu itam bu amee dana la doy ci preuve boo xam ne mën nga ci sukkandiku pour dugalee ci jox la kayit bi nga xam ne yaa ngi ko amee ci li ñuy tuddee arraigo laboral wala boog acta boo xam ne waa inspection de travail ak sécurité sociale ñoom ñoo la koy jox ñoo koy reconnaître muy dénonciar nga wala am na ku dénonciar daal wax ne barab sàngam diw sàngam wala am na ñu fa nekk di fa liggéey te liggéeyewuñu kayit donc ñooñu bu ñu defee seen inspection ba dëggal loolu kayit bi nga xam ne moom la ñu lay jox itam dana la doy pour nga mën cee sukkandiku ba dugal kayit ñu jox la sa kayit loolu mooy li ñuy tuddee arraigo laboral ñu bañ a jaawale itam ndax ñu bari dañuy defe ne loolu ki nga xam ne dafa jël kayitu jàmbur di ci liggéey comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp abbu kayit dem di liggéey ci barab liggéey fa ab diir juróom benn weer yi nu wax wala lu ko ëpp jàpp na yow man ngaa bénéficier wu man ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la loi bi prévoir wax ne mën nañu amee kayit ci arraigo laboral yow bokkoo ci parce que yow sa kaa baneen kaa la parce que non seulement su fekkee par exemple da nga dem pour dénoncier ci barab yi nga xam ne fa la ñuy jooytoo fa la ñuy dénoncier loolu ki nga xam ne moo la doon liggéeyloo moom lii waru garam def na ko mooy dar na la alta sécurité sociale ndax andil nga ko kayit bi ndax moom la wala du moom xaj na loolu moom yoon ñoo koy àtte wala ñoo koy lijjanti mais jàppal ne yow bokkoo ci ñin doon wax parce que moom daf la jël nga indil ko kayit ne ko kii man la donc foofu kii am problème mooy yow mi nga xam ne yaay nday mbili ki yaa doon liggéey yow yaay am problème boo demee ci yoon parce que li nga def yoon daf la ciy daan yoo xam ne mën na laa jural lu nekk parce que usurpation d'identité la mooy da nga jël kayitu jàmbur da nga jël loo moomul te loolu délito boo xam ne délito la boo xam ne mën na laa topp sax ba mujj gi xañ la kayit même bu loolu jeexee wala boog mu xañ la kayit diir bu yàgg donc loolu itam détail la boo xam ne lu jar a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne dañuy dégg arraigo laboral xamuñu nu mu demee ñuy liggéeyee kayitu jàmbur jàpp ne ñoom ci loolu la ñu bokk alors que demeewul noonu kon loolu itam bokk na ci xeet yi nga xam ne nit ki mën na cee jaar ba am kayit
muy xeetu kayit bi nga xam ne moom la ñuy tuddee permiso temporal. am na baneen boo xam ne itam arraigo familiar lañ koy tuddee moom itam baneen yoon la boo xam ne nit ki mën na ci jaar ba am kayit ci dëkk bi. arraigo familiar nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel mooy ñi nga xam ne dañoo am doom boo xam ne am na nationalité espagnole. loolu itam bu ñu ko dégg rek defee ne boo fi amee doom dafay am nationalité espagnole. Espagne su fekkee da nga fi nekk fi un résident illégal wala boog irrégulier, yow mi jur xale bi ak yaayam bu juddoo moom këyit sax duñu ko jox far maanaam duñu ko jox sax permiso de residencia, dafay nekk un résident illégal de plus mais du am sax permiso de residencia. su fekkee nag da nga fay nekk malheureusement noonu la demee. su fekkee nag da nga fay nekk yow ku góor ki wala ku jigéen ki kenn ci yéen ñaar am kayit wala yéen ñaar ñëpp ngeen am kayit, su fekkee par exemple sa doom dafay juddoo itam du tax ñu jox ko nationalité espagnole mais li ñu koy jox mooy kayit bi nga am lañ koy jox mooy residencia. bu fekkee temporal nga am loolu lañ koy jox, su fekkee permanente nga am itam moom la ñu koy jox. léegi nag su fekkee juddu na permiso de residencia bi mu amee bu demee ba mat at rek yoon may na la yow mi kilifaam mi waajuram nga dugalal ko nationalité espagnole. bu demee ba nationalité espagnole boobu bu génn nag moom ci lay soog a nekk ab espagnol ci këyit. donc li ma doon leeral ci parenthèse boobu mooy bu ñu waxee ne par exemple arraigo laboral wala boog plutôt arraigo familiar, ki ko mën a am mooy koo xam ne dafay am doom bu nekk espagnol, mooy dafay fekk doomam boobu am nationalité espagnole. donc loolu lu jara bàyyi xel la. doomam bi par exemple ki nga xam ne daf fi nekk muy jëkkër ak jabar, ku góor ki amul kayit, ku jigéen ki am na kayit, am nañ doom bi juddu na am permiso de residencia ba mu mat at ñu dugalal ko nationalité espagnole. bu nationalité espagnole am génnee moom xale bi mën naa may papaam bi nga xam ne amul woon kayit parce que am na nationalité espagnole. su fekkee yaayam moo amul woon kayit itam moom xale bi au moment où jot na ci nationalité espagnole am rek mën naa may yaayam kayit ci voie bi ñuy tuddee arraigo familiar. kon noonu lay demee. kaneen ki nga xam ne itam mën na am kayit ba léegi ñu ngi ci kayitu temporal yi mooy ki nga xam ne waajuram dañu am wala boog dañu nekkoon ay espagnol ci kayit wala ci deret wala ci cosaan. kooku itam bu riiree ba yàlla indi ko ci réew mi mu dem ba war a am kayit wala mu bëgg kayit mën naa jaar ci ñoom ba amee kayit parce que papaam wala yaayam. loolu nag bu ñu ko jaawale ak li ñuy réagrupation familiale loolu moom beneen waxtaan la danañu ci ñëwaat. mais ki nga xam ne en tout cas papaam espagnol la, papaam nekkatul ci dëkk bi, nekkoon na fi nekkatu fi wala et cetera. donc cas yu mel noonu kooku na jàpp ne léeg-léeg nit oote di expliquer ne que doomam dafa nekk ci dëkk bi te passé na foo xam ne mën na ko xaj na mënul démontrer li ñuy laaj ci ay preuves pour réagrouper ko, mënul amee ci moom nationalité espagnole par option. donc naka la mën a defe am kayit. loolu yoon la boo xam ne mën nañ cay jaar, maanaam doom ji mën na ci jaar ba am ci baayam wala yaayam kayit bu fekkee ñoom ñaar kenn ci ñoom dafa cosaanoo ci dëkk bi wala boog mu am nationalité espagnole. li ñuy soxla rek mooy na démontrer vínculo familiar bi, maanaam li wane ne kat kii moo la jur ab espagnol la ci kayitu juddu wala ci kayit boo xam ne en tout cas ci registre civil bi lañ la koy joxe. bu dee ci wàllu doom bi itam ma retourné ci mooy arraigo familiar bi nga xam ne nit ki daf koy amee ci doomam na fekk doom bi nekkagul majeur, maanaam na am moins de 18 ans. mais bu xasee am lu ëpp 18 ans nag lu ko mat wala lu ko ëpp moom baneen yoon bi mu mën a jaaree pour amee ci moom kayit loolu réagrupation lañ koy tuddee. loolu itam defoon nañ ci ay leeral, xaj na danañ ci dikkaat. laneen li ci des itam ci wàllu arraigo familiar bi lu jara bàyyi xel la mooy
loi bi donte ne loolu sax duñu koy appliquer à raxatabla mais loi bi loolu la wax mooy ki nga xam ne dafay amee wala boog dafay utee ci doomam këyit amul këyit doomam am nationalité espagnole mu bëgg a amee ci moom këyit li ñuy tuddee arraigo familiar li loi bi tëral mooy nañu bokk di dund nañu bokk di dund maanaam padron bi daal nañ ci bokk nekk ñoom ñaar maanaam empadronamiento certificat de empadronamiento bi ñuy présenté moom baay bi ak doom jeeg yooyu yëpp ñoom nañ ci figuré muy wane ne kat ñoom ñoo bokk nekk donte ne loolu seetlu nañ ne cas yu ci bëri duñ ci parce que gis nañ ay cas yoo xam ne du demee noonu mais Oficina de Extranjería ñoom bu ñu comprobaré filiation yi mu nekk lu correct rek ay jafe-jafe du ci am mais loolu en tout cas mooy li nga xam ne loi bi prévoir na ko ci côté boobu kon amoon nañ yéene gën a yaatal pero temps bi mayuñu ko dañuy yemandi foofu ci wàllu permiso yi comme ni ñu ko annoncé woon ci titre bi danañu ñëwaat ci wàllu rénovation yi danañu ñëwaat itam ci wàllu këyit yi muy autonome yi coow yi ci am ak jafe-jafe yi nga xam ne danay faral di am ci wàllu rénovation yi ak retard yi am ci yenn communauté yi ci rénovation yi ak yooyu danañ ci defaat waxtaan incha allah ci wàllu comme ni ñu ko doon waxee keroog ci information boo xam ne xañ na mi ngi tasaaroo ci dëkk bi muy coow yoo xam ne dafa am ci wàllu këyit yi ñi nga xam ne dañu amee woon këyit ci ay contrato de hogar muy këyit yi nga xam ne daal domestique la ay këyitu contrat wu liggéey ci kër ak yu demee noonu dafa am problème bu ci am boo xam ne xaj na ñun xamuñu dëgg naka la demee mais coow li ko jur moom xam nañu ko parce que ki nga xam ne moo waral coow li man am personne jot naa ko laaj naa ko mu reconnaître ne moom moo def dénoncia muy loo xam ne nag lu doy waar la parce que lim mën a yàq te commencé na ko yàq mais en tout cas kenn xamul fan lay yem muy benn sénégalais boo xam ne dafa amoon contrato di travail muy services domesticaux yi liggéeyu kër xaw ma nu mu amee woon contrato ba en tout cas jotoon na kayitam ba toll ci war a renouveler kayit gi bi mu dugalee kayit gi ñu dénégar ko mu mere ki ko defaloon ci xaj na lam ko disee matul wala lañ ko alsécuration daal matul tax mu dem wax ki mu seqaloon contrat bi maanaam ki ko mayoon contrat bi fañ jaar ak yépp donc loolu nag boo amee police moom dafay investigar dafay def investigation boo xam ne la muy jur rek mën na dem ba parce que ñi ngi commencé di ko def ñoo xam ne amoon nañ seen kayit ba fàtte ko ci yoon boobu ñu leen di oo di leen enquête ak sax di dem seeni kër léeg-léeg donc loolu nag fa muy egg kenn xamu ko parce que mën na dem ba jur nit amoon kayit ci yoon boobu ñu nangu ko mën na jur itam ñi amoon kayit ci yoon boobu ñu leen ca dimbali woon ñu teg leen ay daan yoo xam ne ku ko dégg bu ëllëgee xañ na doo dimbaliwaat ci façon boobu waaw ñaanuñu yàlla nag mu egg foofu fépp mais loo xam ne dañu ko tàmbali muy enquête te kenn xamul fan lay egg donc la mën a jur moom kenn xamu ko sénégalais bi itam nee na li ci jublu mooy dafa meroon réccu na ko mais dafa meroon daal ne comme moom dañu ñàkk itam après yoram nekkul ci lii xew donte ne ñeneen yi yeneen sénégalais yi wala yeneen mbokkam yeeg ñëpp aussi daf leen di yàqal moment bi muy def loolu moom yoram nekkuloon ci loolu nag ay mbir la yoo xam ne lu jara moytu la lu jara tey la ndax bu ñu xoolee pareja de hecho yi ak yeneen xeet yi nga xam ne daan nañ ci jaar ñu bari daan ci amee ay kayit daanaka li ko yàq ba tax ñu bari ñu amoon ay kayit ci façon yooyu ñu nangu seeni kayit ñi ko bëgg a am ci façon boobu itam fu nekk danañ leen fa jaarloo lu nekk danañ leen ko laaj jafe-jafe bu nekk itam danañu jànkonte ak moom la ko waral mooy yu demee noonu donc yooyu lu jara moytu la maanaam li olof yi naan lekkuma ci ndab li mais il faut ma xëpp ci suuf yaakaar naa ne jullit bu nekk war nga ko moytu kon loolu moo nekkoon
moo doonoon waxtaan wi ñu ngi jégglu xaj na manoon amoon nañ yéene mu gën a gudd waaye jot gi moo ñu mayul ñu gën a yaatal donc dañuy yemandi foofu bu ñu dellu si waatee danañu leeral nag comme ni ñu ko expliqué façon kayit yi am benn bu ci nekk ki nga xam ne daf ko bëgg nag lan ak lan ak lan la war a def ak lan la war a moytu dinañu ñëw itam ci wàllu rénovation yi ak jafe-jafe yi ci am ak yu demee noonu kon ñu ngi gàttal di leen jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah